jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ay mur yuy daanu ay teen yuy màbb loraange yi nga xamante ni taw yu mujj jur na ko ci Sikicoor foo ko natt weesu na ko rawatina ak ci gox boobee ñu duppee Kajalang aspana nag jaaxle nañu lool ndax fu ñuy jëlee ndox mu sell la ñu wax ndax benn teen ba nga xamante ne moo fa newoon teen boobee dafa màbb ñu wax ci beneen ponk muy nag ujaat yi nga xamante ne nii ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe mën nañ jàpp ne ren ji amatina ay ujaat yoo xamante ne nii bàyyi nañu leen gannaaw ci ajug màkk gi fële nag ca aéroport Léopold Sédar Senghor ujaat yi fa fekk ña ngay jooytu la ca gën a metti nag njiital agence ba nga xamante ni moom moo leen waroon yóbbu dane menten kenn gisu ko lu soxal ci jafe-jafe yooyu sax délégué général au pèlerinage àdduna ci nee na nag mboolem agence privée yi nga xamante ne nii ñoom ñooy sabab lu ni mel boobu moyul seen i agrément daañu koo jël Momar Ndaw bu Ascosen la ñuy dalal tey ci xibaar yi maa ngi lay nuyu Momar Ndaw. maa ngi lay fay di nuyu ñiy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. mi ngi noonu ci kanam tuuti kon daanu addu ci jafe-jafe yooyu wàllug caada ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo am ndam ci jeu de la francophonie yi weesu jëwriñ ji di Mbagnick Ndiaye dalal na leen gannaaw nag ba nga xamante ne nii taxaw nañu taxawaay bu rafet fële ca Côte d'Ivoire ngir défendre Sénégal ci noonee nag jëwriñ ji sax jaare na ca di prier mboolem artistes yi nga xamante ne nii ñoom ñoo wekku ci wàllu caada ñu daal di rek bootu ci mutuelle de santé bi ñu leen jagleel loolee nag ngir mbirum faju bañ leen a jafeeti ci Sénégal tàggat yaram sunu gaynde yi amati nañu ndam ñeenteelu jongante ñeenteelu ndam démb nag ñu ci doon janook kon tey ñu ci doon janook Égypte ñi ngi am rek juróom-ñeent fukki poñ ak ñett Égypte am juróom-benn fukki poñ ak benn sunu gaynde yi nag fas yéene janoo ak Nigéria ngir xëccoo place bu njëkk bi ci poule bi Afrobasket bi nag ñu koy amal jamono ji ca Mali foofee daañu fa des wax nag ci xar yi nga xamante ne nii jafe na fa la ñu wax ci waajal tabaski bi ndax njëg ya fukki junni la tàmbalee dem ba ñetti téeméeri junni askan wa nag ne ëpp na ña ngay sàkku ci nguuruk Mali mu dugal ca loxoom lu ko mooy jullitu réew moomee yëpp duñu mën a tabaski li daañ ci toftal li yéene kaay xëyndoo nes tuuti ñu faram fàccee ko. jàngeen def ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbaliko ca diwaanu Sikicoor ak jafe-jafe yi nga xamante ne nii am na fa ci taw bu mujj ba fa mujjee am loole nag indi ay loraange bu baax a baax ndax am na ci ay kër yoo xamante ne sax miir ya jot nañoo daanu naka noonu ay teen yoo xamante ne nii màbb nañu la ca gën a metti nag mooy benn teen ba nga xamante ne nii moom moo fa nekkoon tey jox askan wa ndox mu sell teen boobee dafa mujjee màbb loole nag ma nga xewee ca gox ba ñu naan Kanjalang loole nag tax na ba tey askan wa daal ña ngay sampub laaj ndax daañu mën a jotee ci ndox mu sell Boubacar Dia si Lamine Mandiang ci leeral. yu bari yu wàcc ci Ziguinchor yàq nañu lu bari ci quartier Kanjalang nekk ci bët Saloum dëkk taax gi ndax ab bentenkee moo daanu ci am kër kenn amu ci ay gaañu-gaañu waaye kër gi daal kenn mënatu ko xàmmee. damaa génne rek damaa daw tuuti rek ma gis garab bi daanu noonu laa dëppaat ñëw sama dëkkandeer yi ñëw pour ñëw xool lan moo fi yàq bu ñu ñëwee pour ñu ubbi bunt bi sax problème la dañu daj bunt bi pour ñu mun a dugg ci biir ñu xool lan moo fa nekk non awma gaañu sama kër la maa ngi dëkk depuis 99 lal yëpp dem ma bagage yëpp taxu ci nawet bi sax presque bagage yëpp a tooy xaw ma naka laay def sama waa kër yi moom 9 personnes la damay ñaan ñu jàppale ma waaw ñu dimbale ma pour ma mun a xam naka laa mun a def pour sama waa kër yi ñu am fu ñuy dëkk instant bi moom sama dëkkandoor yi waaw ñooñu moo ma jàppale di ma yekkal waaw. ci quartier Kanjalang ba léegi miiru kër gi moo daanu yokk ci teen bi tax doomu aadama yi di am ndox mu sell moom it daanu na. suñu teen yëpp a yàqu te benn teen bi lañ fa am teen bu nga xam ne moom lañu yaakaar ñun yëpp am na fi teen daal waaye dafa sori fii. dafa ñëw 4 heures du matin pour mun a am ndox te dañ koy xaar tëjaat xaar teen bi day wow continuer di koy xaar rek ñu ngi fiy sonn daal amuñu ndox taw bi su tawlee duñu mun a root duñu mun a fóot suñu yére tamit ñoo lañ fi nekkee duñu mën a raxas duñu mun def dara xanaa xaar ndox bi. ci diwaan bu Ziguinchor saa su weeru août ak septembre jotee askan wi dafay jël ay matukaay yu bëri ndax ndoxu taw bi dafay bari ngelaw gi it dafay gën a tar. ñu di ko jaajëfal bu baax Boubacar Dia si roplaan bu mujj bu waroon yóbbu jaaj ya fële ca dëkk bu sell ba dem na ci altine ji weesu ay ujaaj nag bàyyi te nañu leen gannaaw ren ji ci ajub màkk gi loolee metti lool fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor ujaaj ya ñu fa fekk nag ña nga doon yuuxu la ca gën a metti nag moo di ne agence bi nga xamante ni moo leen waroon a yóbbu njiit la ma nga ne menten kenn gisu ko leeral yi dañ ci ànd ak Mohamed Ndiong.
métit ak naqar feeñ na ci seen kanam ñoom ñiy des fële ci aéroport Léopold Sédar Senghor ndaxte mujjanteelu vol bi dem na fële ca Makkatal Mukarrama te bokkuñu si. ndaxte moom taxaw ci télé bi lu nekk mu wax gauche ak droite ba ñëpp am ci moom ngëmaale dégg nga si ñëpp yaakaar ci moom am ci moom ngëmaale bett na ñëpp nag. xaalis bi soxlawuñu ci dara ndax man sama turandoo moo nekk ba Suède inscrire ma ci agence Al Madina. ñoom ñu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñett gisuñu visa waxatuma la passeport ak sax patron agence de voyage bi. ñu ngi ñaan ndimbal état bi muy président muy ministre muy autorité yëpp léegi ñu ngi ñaan ndimbal parce que ndëri travers moom lañ version xaalis bi gisuñ ko gisuñ kenn kuñ mën a wax léegi midi la ñu joxoon toog nañ ba fu mu ni 9 heures jot na gisuñ kenn amul kenn kuñ taxaw jotuñ passeport jotuñ visa xam nga loolu nag rafetut réew mi nag dafa am yoon kenn du fajee doole lépp looy def da ngay dem ci yoon léegi nag ku ñu ci dimbale état bi président ministre yëpp ñu ngi ñaan dimbal loo mën a téye ñëwal fii aéroport bi ñu ngi taxaw da la xaar waaw sonn nañ trop éléments yëpp sonn nañ. ñoom nag joxe woon nañ lu toll ak 3,500,000 pour dem fële ca Makkatal Mukarrama def pèlerinage bi waaye aj bi ñoom dañ ko mujjee def ndax gëm nañ ne dañ leen naa escroquer waaye nag ñu ngi ñaan état bi mu fajal leen seeni naxaar te punir ñu def jëf ju ñaaw ji. président ñu ngi ñaan dimbal Mohamed Ndiong ñu di ko jaajëfal lu soxal sax jafe-jafe yu nemmeeku at mu ne ci ajuk màkk gi délégué général au pèlerinage àdduna ci muy Abdoul Aziz Kébé la mu xamle nag mooy agence privée yi nga xamante ni ñoom la ñuy joxañ baaraam saa su ne ci mbir moomee boo moyul nag kon daañu leen teg ay daan bokk na nag ci jël seeni agrément mi ngi ko xamle xamal ko maanaam suñuy naataango yu rajo Futur Média ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo jokkook moom fële ca dëkk bu sell boobee di Makka ñu dalal sunu gan waxoon naa ko ci ndoxteel li Momar Ndaw la bu asko seen Momar Ndaw gannaaw ba ma la delloo nuyu ñu daal di addu rek ci mbir mi jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku saa su ne bu ñu nee jeex na rek mu mel ni loolu daal mënuñoo tàggook moom Sénégal saa su ne ay ujaaj dañ leen di bàyyi gannaaw. waaw parce que xam nga sénégalais ci boppam moo rigoureux maanaam di def sa liggéey di ko suivre ci commencement ba ci fin bi. parce que li nga xam ne moo xew ren nii li ko waral lenn la délégué général wax na leen réunion ak ñoom ne leen bu leen waxi yokkaat quota xam nga réew mu ne dafa am nombre de pèlerins bu ñu lay jox pèlerins yooyu ñu jël ko séddoo ko ñu ne état bi dina jël 1000 9500 yi ñu jox ko privé yi dafa am ñu agréé kenn ku nekk ñu jox la quota mais bu fekkee ne Arabie Saoudite daf laa jox benn quota nga bugg a changer. changement boobu mën na ñëw comme mën na bañ a ñëw mën na ñëw ci ay moment yoo xam ne bari na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne yu muy andi changement de programmation boobu moo koy def ndaxte booy def pèlerinage fa ñu ngay yóbbu fa ñu leen di dalal da ngay am contrat ak ñoom xam nombre beeg yooyu yëpp loolu yëpp lu ñuy préparer la ba pare soo demee ba dernier moment nga ne da ngaa bëgg a yokk quota bi mais yooyu yëpp dootoo ko mën a rattraper ci temps bi nga xam ne moom la war donc te loolu. Délégué général réunion nag ñoom je crois que c'était le 25 juillet Mbour wax leen ñu wax ko affaire quota mu ne leen quota moom day yàq liggéey bind na leen officiellement sax ne leen bu leen dugg ci affaire yooyu. mais li ci ne donc gourmand moo ko indi. da ngay gis koo xam ne quota bi mu am lii la mu dem jël lu ëpp ñeneen ñi mu di leen ko ràng maanaam jox ko ñeneen pour ñu yóbbu ko et cetera. yu mel noonu léegi loolu lu tax mënu fay dañ ndax bu ñu xoolee. léegi nag mu ne ñu ngi amal ay réunion ñu ngi ciy wax mais day mel ni daal moom yëf yi daal. voilà léegi nag li nga xam ne moom mooy décision yi nga xam ne moom la état jëloon ci ñaari at yu mujj yi mooy dañuy wax ne léegi dañuy fexe pour éviter yooyu dénk ko privé yi ba pare leen surveiller bi dafa am lu ñuy wax cahier de charge maanaam ay sart yoo xam ne mooy tëralin yoo xam ne képp koo xam ne yow da nga war nekk di yóbbu ay nit màkka yooyu nga war a respecté. su ko defee état bi li muy yóbbu wàññeeku léegi rôle am nag mooy contrôler maanaam comme genre libéralisation lay doon mais day ànd ak li ñuy wax régulation maanaam état bi mooy wax lii mooy sart yi est-ce que respecté nga ko boo ko respecté wul ñu teg la ay daan ci organisation bi mais pèlerin yi nga xamante ne bi da ngaa signé ak ñoom contrat ba pare respecté woo ko comme nii nga xam ne moo xew ni dañ lay poursuivre tamit sur le plan
judiciaire mais yóbbu est-ce que la daan ci tribunal. war ñi ngi koy teg seen kaw parce que yaakaar naa bu ñu ko doon teg seen kaw tamit dinañ soppi doxalin tuuti. waaw yaakaar naa ne ren comme lii am na xam nga daaw amuloon daaw ça s'est bien passé amuloon presque yu mel nii donc ce qui fait que ki ñuy sanctionné après bu mu defee njaaxum li lañ koy sanctionné mais pour éviter sanction yi moo taxoon ñu ne léegi dañuy def ay agrément suñ defee agrément kenn ku nekk dinañ xam ne yow mi am nga bureau am nga matuwaay déposé nga lii et cetera pour éviter loolu suñ leen seggee nag ba def ñu def agrément léegi nag daf ci am ñoo xam ne ñoom dañuy def sous-traitance maanaam ñoom amuñ agrément ñuy dem di engagé wu di wane ne ñoo am agrément lañ ba pare di jël mbir yi di ko jox ñeneen mais loolu aussi lu ñuy tere la parce que soo ko defee da ngay perturber système bi donc ñooñu ñëpp war nañ leen a sanctionner parce que bu fekkee nag état nag day toog di seetaan day ñëwaat daaw déwén day ñëwaat mais bu fekkee ne leer na ne koo xam ne respecté woo sart yi comme ni ko sart yi waxee mun nañoo retirer sa agrément mun nañ la def blâme mun na y a plusieurs sanctions yoo xam ni li nga xam ne mooy cahier de charge bi prévoir na ko. est-ce que jaaduwul également ñu xool agence de voyage yi parce que bu ñu xoolee Sénégal bari na lool ay agence de voyage te léeg-léeg sax seen crédibilité taxut ñuy wax. voilà est-ce que tamit foofu waruñu fa taxaw tuuti. exactement loolu moo tax ñu indi système mu agrément boo xam ne d'ailleurs boo xoolee sax ñu ci bari dañuy regroupé wu pour mun a jot ci mbir yi boo xoolee ren 286 mooy 285 286 actuellement mooy ñi nga xam ne ñoom lañ agréé mais ñi demandé woon ëppoon nañ presque mu jege woon nañ 400 donc loolu yëpp am na benn genre segg bu ñuy def mais segg boobu day continuer ndax bu ñu la joxee dañuy xool ni nga yoree soo ñëwee da ngaa war a def rapport loolu kii bi wax loolu la cahier de charge bi wax boo defee rapport ñoom itam ñu ngi lay surveiller parce que actuellement am na ñoo xam ne màkk lañ dem wàcc fa ba pare amuñ fuñ dal parce que ki nga xam ne mooy privé bi la mu waroon a régler ci affaire hébergement ak yooyu réglé wu ko donc su ko defee bu jaaxle yu mel ni amee commission bi mooy jéem a rattraper délégation bi mooy jéem a rattraper mais ñooñu bu boobaa ñi nga xam ne ñoo def loolu état daf leen war a sanctionner te bu ñu leen di sanctionner nag bu leen kenn ñaanal ndax intervention yeeg yooyu day tax ba kenn ku nekk di def lu la neex bu déwénee nga defaat ko duñ la mun a sanctionner parce que dina am ku dugal loxoom pour ñaanal la. waaye jëfandiku yi également nañu leen war a taxee ndax ujaaj yi tamit sonn nañu ndax xam nga tamit jël lu ëpp wax dëgg neex yàlla ñetti millions def ko ci billet ba noppi demoo foofu tamit ñu gis ni aussi. war nañ ko non package bi sax xam nga 2 millions 600 mille la woon. léegi am na ñoo xam ne ci reportage bi 3 millions 500 exactement ba pare nga laaj ko loolu lu toll noonu ba pare non seulement te mu leeroon na la. yow ci sa bopp quota bi nga xamante ne bi moom nga waroon a lijjanti pour loolu am loo ko donc ñooñu dañ leen a war a sanctionner sévèrement donc ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi dañ leen war a yóbbu ci yoon ginnaaw sanction yi nga xamante ne bi délégation générale au président en tant que régulateur dina ko jël par rapport ak li nga xamante ne bi moom lañ def non respect cahier de charge bi mais beneen bi mooy jox naa la sama xaalis nga war maa defal prestation bi defaloo ma ci loolu dañ leen remboursé sax nag bu fekkente ne demuñu tey ak teg ci ay ndàmpaay non seulement dañ leen di remboursé mais dañ leen a war a ndàmp te dañ war a sanctionner tamit ñooñu mais est-ce que ndàmpaay li mi ngi fi parce que dañ koy wax rek am na ñoo dañuy porter plainte topp ko parce que tamit dégg naa benn femme mu ne non man xaalis bi sax c'est pas important xaalis bi c'est important parce que dafa correspondre ak lu mu la waroon a jox du question ndax 1000 francs la wala même bu doon dërëm la su dee dërëm bi lii la nga jox ko dërëm daf laa war a jox loolu donc affaire principe la ñuy wax waxuñu affaire xaalis mais affaire principe donc bu fekkee ne sénégalais bi loo ko teg mu tegoo ko ba pare dinañu xaalis bi garaawul bu subaa keneen def ko parce que danaan gars yi dañ naan xaalis bi garaawul ndax xam nga kii dem màkka day jiital yàlla ba nga xamante ne bi te dañuy fàtte ne yàlla yi tamit bés bu nekk la am li may wax lu xaw a sori la donc ce qui fait que il faut que ñi nga xamante ne bi ñoo ko tey mu leer leen ne lii ñuy dugg du sotti te waxoon nañ ko y a un mois de cela ci ginnaaw ñu ne leen attention su ngeen ko defee di ngeen amaat problème ñu def ko il faut que ñu sanctionner leen. il faut ñu sanctionner lu soxal wàllu privatisation bi ñuy wax également est-ce que loolu dina tax maanaam jafe-jafe yi jug fii. waaw xam nga gars yi dañ doon wax ne bu dee état bay organisé day bari service camarade ñu ngi ciy dugal affaire politique dañ ciy dugal ay yaama neex pour bañ loolu yëpp état bi ne bon léegi bu njëkk man daan naa yóbbu lu bari. daan naa am encadrement yu bari ay 150 personnes léegi état nee na 20 personnes la ñoo xam ne ñooy fonctionnaires yi nga xamante ne ñoom ak ñi nga xam ne ñoom la état tànn pour ñu bokk ci encadrement bi ñeneen ñi ci des privé yi ñoo leen war a jël mais ñooñu ñëpp nag état moo leen coiffé parce que état nag mooy négocier réew ak réew lay xew foofu képp koo xam ne ressortissant sénégalais nga njaaxum boo def Arabie Saoudite état
mooy ki nga xam ne mooy garant bi donc kon état moo tax mu jël li ñuy wax régulation teg ko ci doqukaay ne leen nag lii ak lii ak lii mooy sart yi ngeen waree def liggéey boobu ku ko ci respecté wul daan yi ak daan yi ak daan yi lañ lay def. gannaaw aju màkk gi ñu ubbi beneen pàcc laata ñuy tàggatoo mu jëm nag ci ARTP ak ndogal la mu jël appal yenn ci këru jokko yi fi ne bokk na ci Sentel Expresso ba ci Sonatel appal leen fanweeri fan nag ngir ñu taxaw ci jafe-jafe yi askan wi jànkonteel muy mauvaise qualité bi ñu gis ci jokko yeeg yooyu jafe-jafe yoo xamante ni daal foo ko natt weesu na ko. foofu itam noo ko jàngatee exactement parce que ñun ñooy saisir ARTP ndax nit ñi dañuy saisir ñu leen di saisir pour ñu jaarale leen yoon. da ngay gis ay dëkk yu mel ni ay Goléré da ngay gis dëkk ba yëpp def pétition ne parce que ñoom mënuñ fexe ba am réseau mais loolu c'est inacceptable léegi nag wu yu mel noonu amee te ñoom ñuy gagné ay milliards li ñuy dépensé ci kër yi boo koy xool ci mbirum téléphone presque dem na ba toll na ni li ñuy lekk ndax xoolal nit ñi am kenn ku nekk léegi amatoo téléphone smartphone nga am même ñi nga xam ne seen njàngum tubaab soriwul dañuy WhatsApp ak di def yeneen yoo xam ne moom lay smartphone yi maanaam téléphone yi dugg internet di am donc ce qui fait que li ñuy consommer day bari ndax Sénégal dafa bëgg waxtaan te loolu ay waxtaanikaay la donc su ko defee xaalis bu toll noonu ñu koy def ci ab dara ba pare service bi nga xam ne moom lañ leen war a joxuñ leen ko ki nga xam ne nag mooy ARTP bu defuloon loolu ñun dinañ ne ARTP deful liggéeyam kon kontaan nañ ci li muy def liggéeyam na leen jaarale ci yoon suñu respecté wul délai bi am na lu code bi prévoir mu topp sanction yi fanweeri fan la leen jox sax exactement bu fanweeri fan yi jeexee te defuñ ko am na ay sanction yoo xam ne loi bi moo ko tëral te ñu ngi doon sanctionné gis nga ñu ngi leen fii alamaan ay milliards parce que tout simplement code bi moo wax loolu moo ne bu fekkee respecté wuñ ak yelleefu consommateurs yi dañ leen a war a sanctionné donc loolu nag il faut que ñoom itam ñu leen di sanctionner pour que ñuy jaarale yoon parce que def nañ ay réclamations chaque jour yoo xam ne ñu ngi koy traité mais da ngay gis ne mbir mi dafa mel ni changement bi daal des na daal. changement bi des na. voilà ñu di ko jaajëfal bu baax Momar Ndao njiital ASCOSEN jaajëfal nañu la ci wisi bi xibaar yi ñu wéyal ko wax nag ci nawet bi nga xamante ni ci la ñu toll programme bi ñu dénk nag xeex sibiru ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir gën a dooleel xeex bi donte nag sibiru dellu na bu baax a baax ci Sénégal ndax ci seetlu sax ci atum 2016 kon téeméer boo jël ci atum 2016 téeméer boo jël ci benn rek la toll ak lu toftal tuuti mu wute lool ak atum 2009 ndax téeméer boo jël ña daan amee sibiru ëppoon na ñett di dem loolee nag ñu ne Sénégal xeex na ci bu baax a baax Habib Faye. fagaru moo gën faju sibiru day rey ngir jóg ngir xeex li ni mel programme gi ñu dénk wàllu woowee teg ay matuwaay ci nawet gi la ko tax a jóg bañ a gis sibiru fii ci mim réew. cër bi mooy lu ñuy wax prévention mooy aar bi nag waxtaan nañ si lu am solo wax nañ lépp li nga xam ne ñu ngi koy def programme yi ñu koy def mooy d'abord li ñuy wax prévention individuelle mooy moustiquaires yi nga xam ni sànke yi nga xam ni mi ngi si kër yi ñu mën ko takk di ko utiliser ñi amul sànke aussi ñu dem si structure sanitaire yi am na fa ay sànke yu nga xam ni téeméeri dërëm boo ko amee ñu jox la sànke prévention bi ñuy defal xale yi nga xam ni ñetti weer lañ am ba fukki at di leen jox ay garab pour lu ñu am sibiru mais aussi plan d'accélération yi nga xam ni ñu ngi koy def si yenn districts yi pour accélérer atteindre objectif bi nga xam ni moom lañ fixé. ay pexe ngir méttandiku li ni mel ñu tëral ko ci ab campagne. ñu ne nañu teg ay tëralin programme nag bi mu ci njëkk jël mooy li ñuy wax intrant yi parce que dañ naan boo amul intrant amoo programme intrant yi mooy lan mooy déjà moustiquaire bi parce que moustiquaire bi ku ne xam ne ne loolu mën a aar nit la ci sibiru leneen li nga xamante ne tam dinañ ko wax nit ñi mooy ku ci sa yaram tànk nga daw dem kër docteur ci bés bi 24 heures bi parce que sibiru day gaaw a lor loolu il faut nit ñi xam ko ci bés bi nañu dem ci kër docteur yi ndax foofu def nañ fa li ñuy wax test de diagnostic rapide yi. ci bët saalumu réew mi sibiru si bëri na fa lool bay lor ñu bëri ci askan wi lu ko waral taw mu bëri mi programme gi jóg ngir yokk ceetu gi ca foofee. foofu li muy taw lu bëri moo tax day bëri ay taataa ndox loolu tamit day favoriser vecteur bi nga xamante ne mooy joxe paludisme mooy yoo bi moo tax fa la ëppee waaye ñun yemuñu foofu rek fa la ëppee. zéro décès nag mën naa am fii si suñu réew. parce que lépp lu ñu aaroon sibiru mi ngi fi lépp lu ñuy fajee tamit muy test yi pour confirmer et également ACT yi ak tax léegi attestation bi pour prise en charge des paludismes am na fii ci réew mi.
ci li ñeel wàllum dispositif d'hivernage programme national de lutte contre le paludisme sóob loxoom ngir ñaax Sénégal yi yépp ci ana nan la ñuy moytandikoo lii di sibiru tax ñuy liggéey ak ay relais communautaire yu jóge ci 490 association fii ci mim réew programme boobee daan ko doxal ak ay visite à domicile teg ci ay activités de masse ngir ñaax askan wi ci ana nan la ñuy moytandikoo lii di sibiru. Abi Faye ñu di ko jaajëfal. kër gi gëstu ci wàllu mbay ci Sénégal di ISRA daal nay fësal nag liggéey bi nga xamante ni def na ko ci weer yu mujj yi mu soxal ceeb bi ñuy bayee fii ci biir réew mi fukki variété ak juróom ñi ngi ko fii bay waaye nag Sénégal jot na ci mu gën a bay ceeb bu fekkente ne bëgg nañu am ceeb bu doy ni ñu koy waxee ndax lu ñu seetlu itam boo moyul ay jafe-jafe mën naa am ci wàllu ceeb ci àdduna bi ndax xool nañ ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nga xamante ni nii nag ñu ngi koy jaay ci wàllu ceeb ma ngay jugee ci réewum Asie te tey ji nag Asie bu dakkalee maanaam jaay bi nga xamante ni mi ngi koy jaay ceebam réew yu bari dana am ay jafe-jafe bokk na ci Sénégal kon jot na Sénégal taxaw balaa loolee yegg si directeur scientifique bu ISRA moom moo ko xamle docteur El Hadj Traoré ñu teewlu ay kàddoom ak Ousseynou Diop. ku nekk xam na ne Sénégal ceeb am na fi njëriñ lool ceeb dafa nekk loo xam ne li dañ koy dundee pas seulement sax Sénégal rek mais ci dëkk yëpp. sànq sax ba ñuy présenté ne nañu sax soo seetee ceeb bi ñuy béy yëpp ci àddina bi maanaam surtout Asie nga xam mooy gën a béy ceeb li mu ciy jaay bëriwul maanaam soo jëlee téeméeri bari wala fukki kilo li ñu ciy jaay bëriwul maanaam peut-être ñett wala benn kilo dañ ciy jaay donc ça mu wane ne rek ñun dañu war a fexe ba mën a am suñ ceeb bopp am ceeb sa ceeb bopp nag mooy maanaam fexe ba variété maanaam xeetu ceeb yi ñuy béy fii mu méngoog suñu bëgg-bëgg moo xam béykat bi la moo xam aussi ki nga xam ne kii dafay jënd pour lekk yooyu nag liggéey yooyu la ñuy def nekk ni pour mën a am ay xeetu ceeb yoo xam ni nañ ko mën a béy fii Sénégal ci mbéyum noor ak mbéyum dex ak mbéyum nawet yëpp su ko defee mbéyum ceeb dina xaw yomb Sénégal te su fekkee yomb na rek ceeb dina fi bëri te su fekkee bëri na fi maanaam jegaani ko wala importe ko bitim réew dina mën a wàññeeku loolu te loolu jegaan boobu dafa am ñaari kii rëq-rëq benn mi mooy pour jegaan ni dem importerie yi dafay laaj ñu xaalis bu bëri kon suñu xaalis suñu koom-koom réew dañ koy joxe bitim réew benn mi nag mooy comme dañ koy jegaan rek bés suñu fi ñu koy jëndee yi bés bu ñooñu arrêté wala amuñ lu ñuy jaay dañu daal di am problème donc fexe ñu dem ba ci bëj saalumu réew mi wax ba tey ci wàllu mbay mi ndax jëwriñ ji nga xamante ne sax moom la ñu dénk wàllu mbay mi ngi amal ab nemmeeku ci bëj saalumu réew mi muy Pape Abdoulaye Seck moom nag xelam dal na la wax ci la ñuy bay ci bëj saalumu réew mi rawatina ak mbayum dugub mi nga xamante ne ni tey ji baykat yu bari ña nga ca sóobu ñu teewlu ko ak Ibrahima Diamé. jamono ji nga xam ne nag dugub gaa ngi focc ci gerte gi di am ay fleur jamono joojule la ministre de l'agriculture sola tey daalam ànd ak délégation ñëw seet si campagne bi ni mu tëddee Papa Abdoulaye Seck ne li mu gisal boppam ak li mu dégg ci gémmiñu béykat yi bégg na ci. fii ndax jiw bi béykat bi moo ko waxal boppam jiw bu baax la ñaareel bi ñu tam ni engrais amul béykat bi wax na ni am na engrais. te engrais boobu utiliser na ko ba mu jox ko ci njariñ boo xam ni yaakaar nañ ni luy gën ci suuf si dina ëpp ci mbirum gerte gi leneen lu ñu war a jàpp tam ci mbir mi mooy nit du dee liggéey dara ba nu gis naa ci sama bopp amal na ma njariñ léegi lu mu bëgg mooy ngeen dooleel ma gën a liggéey loolu wane na ni kenn asaalowul mbay mi dañ ko teg ci yoon ndax du fekkoon ni woon lii muy def doxul kon duñ fi ñëwee lu mu ñu laaj mooy ban métier laay mën a def ba dund ci laajuñu loolu naka laay def ba lii may def ma gën ko dooleel ba nga xam ni danaa ci mën a gën a tedd. ñaari étape nag moom lañu def ci tournée bi la d'abord étape Guinguinéo fii nag xool na ñeenti hectares gerte yi nga xam ne kii di Khalifa Kébé di grand producteur béy na ko ci commune bu Fass Barigo ngor si rafetlu bu baax a baax matériel agricole bi mu ne ci nguur gi la ko jotee. engrais bi ma def ci tool bi saako yaa nga nële machine bi ma jëloon 2015 ma nga nële machine bi ma jël ren 2017 ma nga nële soxla naa nag bu déwénee jàmm ñu dolli matériel agricole bi ba boo fi ñëwee ma bay 35 tonnes 35 hectares 35 hectares laa bëgg a bay déwén ak jàmm man ak ñi ma àndal incha allah 35 hectares laa bëgg bu ñu ko fekkee ma wan la ko wan na réew mi wala ma wan la beneen tool boo xam ne bii dama la naan daaw
demoo ci toolam waaye ren toolam ngay tànn waaw dama bëgg bu ñu ko fekkee ma wan la keneen koo xam ne bii du doon man ku dëkk ci dëkk bi koo xam ne bii da nga koy defal lii nga ma defal mu wan la toolam. naaw nag gée ngi ne kon caravane bi daal dinay jubali commune bu Porokhane ci département bu Nioro fii nag lañ doon visiter toolu ki nga xam ne moom mooy Serigne Bassirou Mbacké fii nag ministre bi rafetlu na bu baax a baax variété yi nga xam ne béy nañ ko fii rawatina lii di ceeb bi. ceeb bu ñu tuddee Nerika boo xam ni mi ngi dox bu baax ci gox bi. mën nga gis léegi fii ci Nioro koo xam ni ceeb ba muy lekk. moo koy bayal boppam ba noppi lekk ko loolu wane na ni ay coppite yu mag ñi ngi am ci maanaam agriculture dëkk bi. visite bi nag ñaari site yooyu képp ñoo ci bokkoon ci région bu Kaolack ginnaaw Kaolack kon ministre bi daal dina jëm Fatick laata muy dem Kaffrine. Ibrahima Diamé ñu di ko jaajëfal ñu dem ba réewum Mali wax nag ci tabaski gi nga xamante ni ñi ngi koy waajal foofee xar ya na mu tëddee Mali googu nga xamante ne nag ay xar daanu fa jógee dugg si fii ci Sénégal askan wa ñoom ña ngay ñaxtu nee na njëg ya juróom fukki junni la tàmbale fanweeri junni ba ci ñetti téeméeri junni ak nu mu mën a tëddee askan wa nee nañ bu gënoon wàññiku dana leen gënal ba tax na nag sàkku nañu kon ca nguur ga foofee mu dugal ca loxoom ngir jullit ya ñëpp mën a tabaski Pafara ñi ngi Massayer Ndiaye ca Mali. kuy mu mag mi 300 000 francs la fiy jar waaye ku ci ne ak li nga yor mun nga am ab xar ci daral bi nekk ci ACI 2000 jaaykat yi nag jàpp nañ ne njëg yi xaw naa baax. bon on dit pas qu'ils sont chers mais ils sont. mënuñoo wax ne njëg yi dafa cher ku ci ne loo am rek di nga am xar njëg yi yemba mbaay nañu am na yuy jar fukki junni yenn yi jar nag 150 000 francs. mu wuteeg at muy weesu clients yi jàpp nañ ne prix yi dafa seer moo tax ñuy woo nguur gi mu jël ci mesure bu ko defee ñëpp mën a tabaski. Je vois que par rapport au prix les prix par rapport à l'année dernière sont très très élevés. gis naa ne njëgu xar yi seer nañ buñ ko méngale ak at yu weesu loolu nag tax bu gouvernement bi war cee dugal loxo bu baax ndax njëg yi yomb bu ko defee ñëpp mën a tabaski te li nu mel ci Mali bi yëpp lañ ko seetlu. et c'est partout hein c'est partout. waaye jaaykatu xar yi jàpp ne fañ koy jëlee nag yombul ci ñoom. xar yi lu tax ñu cher tuuti fañ koy jëndee tamit yombul ci ñun foofu dafa cher moo tax. les prix sont chers là-bas. ay fan rek des ci tabaski bi ba léegi rek clients yi songaguñu bërëbu jaaykatu xar yi waaye lu mu ci mën a doon rek xar fii ci Mali moo gën a yomb lool fële ca Sénégal. ñu jaajëfal ko bu baax Pape Fara Ñing ñu wax nag ci lauréat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo am ndam ci jeux francophonie yi ñu doon amal ca Côte d'Ivoire ci wàllu caada ay doomi Sénégal yu fa teewaloon sunum réew daal di koy siggil nag bu baax a baax foofee démb jëwriñ ji dénk wàllu caada di Mbagnick Ndiaye dalal na leen ngir nag njukkal leen bu baax a baax Aïssatou Paye Mardien. ñu nekk nag ñetti lauréat ñu am ñetti consécration ci wàllum peinture ci wàllum woy ak ci wàllum mbind mu mel ni nag ñoom valoriser nañu bu baax lii di cosaan ak aada bu Sénégal mu mel ni nag relève bi génération bu ndaw bi assuré nañu ko. tey jii dafa am jeunesse bi nga xam ne jeunesse bu xarañ la tey jii siècle bu ñu nekk siècle créativité la siècle image la siècle communication la. ma jàpp ne nag perspective bi mooy. édition yi di ñëw ci Jeux de la francophonie ak yeneen jongante ci wàllu culture je pense que ne Sénégal war na gën a mën a am taxawaay. Bougar Sarr ci wàllam nag moom gis ne compétition bi di Jeux de la francophonie dafa tax nit ñi booloo délégation bi gën a jàppante. am naa fa ay xarit yoo xam ne maa ngi waxtaan ak ñoom ba léegi ay artistes am nañ yuñ bëgg a defar pour ëllëg xam naa loolu si ëpp solo voilà sama wàllu bopp nag am naa médaille maa ngi si bég naa si lool waaye li gën a tax ma bég si wax naa ko ba tàyyi mooy ne nekkalu ma fa woon sama bopp képp mooy ab réew laa fa nekkaloon et puis li ma ko am yaakaar naa ne réew mi yëpp bég nañ si. jëwriñ bu yore wàllum aada ak cosaan bég kontaan. donc yéen itam di leen indee médaille yu mel nii dañoo cee war a jóg tàccu leen feccal leen xalamal leen gitaaral leen mais woyal leen aussi te lii moo tax ñu am mbégte
di wax ne nag mémo bi dinañ ko jël dinañ ko exploiter fexe leen fépp fu ngeen nekk yéen acteurs culturels ngeen montrer véritablement le savoir-faire culturel du Sénégal. bi nag mooy bu njëkk Sénégal di remporter ay médailles ci wàllum culture ci Jeux de la francophonie yi mu nekk ñeenteel ci rang bi am ñaar fukki médailles ak juróom-ñaar ñu boole ci sax sport bi itam. ñaar fukki médaille ak juróom-ñaar am nañu ko gannaaw ndaje moomee jëwriñ ji di Mbagnick Ndiaye prié na artistes yooyu di yëngu ci wàllug caada ñu bootu nag ci mutuelle de santé bi ñu leen jagleel ngir ñu bañ a amati benn jafe-jafe ci wàllu faju ñu teewlu ko ba tey ci micro Aïssatou Paye. war nga chaque matin nga wax les acteurs culturels ñu dem inscrire couverture maladie universelle ñu ne fii. mutuelle bi bu lay jëlul en charge maa ngi demander au directeur de la francophonie toute la délégation de souscrire leen une police d'abonnement à la mutuelle des acteurs culturels. c'est un premier geste boo xam ne bi moom lañ leen di fayee en attendant ngeen daje ak président de la république délégation bi demoon yëpp culturelle nañ leen souscriral une police à cette structure là. Parce que on reçoit trop de sollicitations artiste bi feebar na artiste bële nii la war nañoo intervenir alors que vous avez ici une mutuelle qui peut aider ministère ñëw aider ñeneen aider mais non koo laajee feebar ñoo nga laaj ko ndax am nga inscription mutuelle bi ñu ne la déedéet. or li Sénégal mën a def état Sénégal mën a def moo jàppale la mutuelle bi aussi jàppale la ñaari njàppale ngoog say mbokk jàppale la ñetti njàppale ngoog mais les 3500 yi nga war a adhérer par an vraiment boo yeboo say thème de campagne yëpp nga tourné ko gannaaw caada politique ak yi ñu duppee parti de gauche fii ci Sénégal ñu gis ni ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe bokk na léeg-léeg ci xaajaloo gi seen biir loole nag ñenn ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci politique jàngat nañu ko nee nañ nag lu ca njëkk démocratie la ñu ne moom moo ñàkk ci parti yooye waaye tamit léeg-léeg ku ci ne bëgg nga yegg ci nguur gi na mu gën a gaawee yooyu yëpp nag ñu ne bokk na ci liy gàllankoor parti de gauche yi fii ci Sénégal Fatou Bintou Konté. jamono ji parti de gauche yu bëri fii ci Sénégal ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel boo xoolee li nga xam ne moo di ñàkk déggoo ci seen biir moom moo indi ay xaajaloo yoo xam ne ñoom ku ci nekk yaa ngi demee sa boor. ci biir parti amatul démocratie interne maanaam bu ñu waxtaanee benn question ba ñu tombe ñi nga xam ne fi langue gi ëpp gi jiitoo ñi nga xam ne ñooy minorité dañu war topp. léegi nag loolu amatul bu ma dee kenn sax li ma wax bu ñu ko deful ma gedd dem créer parti njiit du bari dañ koy tànn te buñ koy tànn dañ koy tànn ndax dafa am ay màndarga ak jikko yoo xam ne gis nañ ko ci moom te gisuñu ko ci ñeneen ñi ñu jiital ko buñ la jiital da ngay am ngoru ak mat. bu ñu dégloo ki nga xam ne moom moo di chroniqueur politique bi di Mandiaye Gaye di ñu xamal ne parti politique yi fii ci Sénégal lañ doon def defatuñ ko li leen ëppal solo jamono ji moo di lijjanti li nga xam ne moom moo di nguur ak tamit wutub xaalis. mais bu fekkee ne da nga bëgg nguur ba nguur xam ne da nga bëgg nguur dina la jox loo xam ne da ngay bàyyi fi nga nekkoon ñëw ci moom loolu moo indi wala donc affaire pouvoir ak xaalis ak bëgg puukare moo tax parti de gauche yi moo fi parce que ci seen biir. am na ci ay éléments yoo xam ne boo leen tàllalee xaalis wala oto bu rafet wala kii et tout cela ñu bàyyi leen doon xalaat duñ ko wax mais dañ ko bàyyi. moom Mandiaye Gaye di ñu xamal ni parti de gauche yi jamono ji lañu war a def mooy xoolaat bu baax seen taxawaay ci contexte actuel bi ñu nekk. bu ñu delluwul ci lañ nekkoon duñu ma nekk mën nañ ko jël benn exemple Mélenchon ma nga ne la il est minoritaire bariwul rek mais liggéeyam fees na. parce que njiit la boo xam ne am na ci gannaawam ay nit ñu ko déggal ñu ko téye sax lu mel noonu amul fii donc leadership dafa am importance. bu fekkee sax ni li nga xam ne moom moo di wàllu poids électoral
jamono ji ñoom parti de gauche yi barilewuñu ko wante ci seen wàllu idée kon nañu ñoo xam ne sénégalais yi dañ leen doon may xel bu baax a baax. cant ak gërëm ñeel na la Fatou Bintou Konté laata xibaaru tàggat yaram yi li ci yéene kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ministre des forces armées xëy na mel nag mëq doom ci xët mu njëkk l'Observateur tàng jër bay lakke moom la docteur Augustin Tine def ubbil yéenekaay bi Pape Sambari Ndour bu l'Observateur bi doon waxtaan ak moom li mu ñu njëkk a wax ci moom moo di wax loo ko yombul teey na noppi na dal na labbe bu mooy la gëm-gëmam dafay feeñ sax ba ci jikkoom ni mu nekkee maire bu Fandène ba ni ñu ko defee ministre des forces armées ci wàllu politique nag fantassin dëgg la ci du ne kenn bàyyi naa la ak yàlla njiital APR gi ca département bu Kees ci waxtaan wi mu sëq ak waa l'Observateur wax na ci Idrissa Seck ak ni mu ñàkkee ci wote député yi ca Kees wax na ci mbiri Abdoulaye Daouda Diallo gi lenn ci opposition bi di sàkku ñu jële ko ci ministre intérieur ba ci cas bu Thierno Alassane Sall Augustin Tine ne ñu Idrissa Seck ak li mu jikko woon mu di ak rëy yëg boppam ak bari tiitër loolee la askanu Kees dem ba xamal ko seen bopp moo tax ñu weddi ko te dara gënta wóora di bëgg a nekk Sénégal bëgg a jàppe waa Sénégal gi yëpp ay dof mbiri Thierno Alassane Sall Augustin Tine ne du ma ci waxati pare naa ci li ma ci mën a leeral ko néew daal moo di Thierno Alassane Sall démissionné wul dañu ko dàq muy leer xëy na ak bàyyeem am na lum ñu wàññi waaye def nañu suñu kéemtalaay kàttan ba feeñul ci wotey député yi wotey député yooyee direct info xëy di ñu ci leeralal li tax ba waa Benno Bokk Yaakaar seen yéene matul ndax gagné woon wotey législatif yi ci 60% loolee la ñu bëggoon te mujjuta am journal bi tegal ñu ci ne lu leen rëccoon ci wotey député yi rek ñoom ñi fare ci nguur gi ci présidentielle yi 2019 fii ci la ñu ko bëgg a dabu Walfadjri nañu ngir am ndam ci présidentielle yooyee amaat beneen mandat déggaat son excellence monsieur le président moo waral Macky Sall teg nay pexem bu yàgg sàkkal pexe ay adversaire am liquider leen tey alliés yi ba duñu yëngu fenn noonee la bëgg a doxee moom président Macky Sall waaye Walfadjri nee nañu am nañu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique ñu di ay analyste politique nee nañu mbetteel mu rëy mën na am ci présidentielle yi 2019 yi bu bëggee ndam ca Grand Yoff moom président Macky Sall na ko teg ci loxoy Abdoulaye Ndour waxuma ko analyste politique bii di Abdou Karim Ndiaye moo ko wax ci Libération démb ba muy janoog taskatu xabaar yi ca la ne kii di Abdoulaye Ndour dage bu présidence bu ko waa APR amoon ca Grand Yoff du ñu waxati dara mën na leen a jural lu bari ci wàllu politique ki jëlee lu bari ci bokk gi mu bokkoon ci coalition gagnante wattu Sénégal Les Échos nee nañu mooy Pape Diop njiital bokk gis-gis ndax benn mooy ci fukki député ak juróom-ñeent yi ñu am maanaam 19 député juróomi député yépp Diop la ñuy sant waa bokk gis-gis ñoo leen moom boole ceekit na mu meloon ak Abdoulaye Wade mi ngi wàññeeku ko ne léegi nee nañu moom Pape Diop mook Abdoulaye Wade jegee nañu lool ñi tasaaroo bay bëgg a yegg ca tasaar ja ñoo di waa LD Ligue démocratique Le Quotidien nañu jàllar bi kat yi ñoo ngi jàllar bante ci seen biir ginnaaw LD debout gi juddoo ci biir LD ki jiite fàqmaan yi fàqe ci parti bi di Souleymane Gueye Cissé mi ngi ci journal Le Quotidien di fa leeral li leen tax a jóg ak fa ñu bëgg a dem Moussa Sarr mi porte parole LD ni ñu ci xët mu njëkk yéenekaay bi texte yi tënk doxinu parti bi di LD mayul kenn ku bokk ci parti bi muy taxaw naan mi ngi sos ab mouvement am ci l'Observateur mu ne ñu fa bépp militant bu fi wane ak xamadi rek ñu teg la ci yoon l'Observateur nañu ñoom fàqmaani LD yi ñu di frondeur yi ci dàq leen la ñu jëm Assane Diouf di waaji tollu Amérique nekk ci internet bi di daggal nit ñi dégg na musiba tey ubbi leen Libération maître Nafissatou Diop moo xëy ci moom notaire bi responsable APR bi nañu Assane Diouf moo raw ab terroriste lim nekk dañ ko cee bàyyi ne kii di Souleymane Sul Diop ba mu nekkee bitim réew di saaga Abdoulaye Wade ak waa këram militants yi ñoo ko fekk ba Chicago defal ko bagage yóbbu ko Canada ñu àtte ko kii di Talla Sylla simple way wu mu fi wayoon te neexul Abdoulaye Wade moo waral ba mu ko defee ay tëgg la ñu ko yónnee ñu daaj koy marto Nafissatou ne wëyee waa APR du ñu wax rek warut a tax golo gu jóg bëgg leen a def morom notaire bi nañu muy président Macky Sall di waa këram di kilifa yi ci réew mi ba ci l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla amu ci kenn koo xam ne def nga Assane Diouf lu war a tax mu nekk bitim réew di daggi saaga di la yónnee ak di la wax ju ñaaw mu ne moom maître Nafissatou musuta seetaan vidéo Assane Diouf yi dañ ko nettali rek waaye li ko gën a bett moo di ba mu déggee Mame Matar Gueye mu taxaw di défendre ak di tubayul wandaal ak sauvagement bu mel ne Assane Diouf nit ki ñu bari naw ci réew mi ngi ci ay tolof-tolof yër leen xët mu njëkk l'Observateur artiste bii di Diop Fall moom la journal bi di ñaan ñu wàllu ko sauver ko ndax dafa feebar bañ war ko évacuer yóbbu ko France faj ko te ay mbokkam néew doole ci yëf yi hôpital régional bu Kees la njëkkee def na fu lu ëpp fukki fan tanewul ñu indi ko la daan teg léegi nag ginnaaw yàlla France moo ci des. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye tàggat yaram ak Afro Basket 2017 bayam ca Mali sunu gaynde yi amati ndam démb ci kaw Égypte bi yoon ñu am juróom-ñeent fukki poñ ak ñett Égypte am juróom-benn fukki poñ ak benn ca Mali la ñu jëm fekk ji fa sunu ndaw Pape Fara Ñing Pape Fara nuyu naa la. bay naa la Fatou Pape Fara mën nañ waxati jaraw lakk sunu gaynde yi. waaw jaraw lakk mën nañ ko wax gannaaw ñaari jongante yi nga xam ne mujj nañ ko def surtout bu mujj bi
xawoon na seere loolu daal di métti ci gaynde yu jigéen yi nag ñu noppalu démb tey nag ñëw nañu wane seen bopp ndax ci tàmbali bi ba njeexintal bi ñoo gañe naam yeneen carton yi xawoon na seere tuuti ndax ci victoire yi dañ doon dem par ay contre attaque yu gaaw a gaaw tey nag sénégalais yi gis nañu liggéey bu am solo ci wàllu intérieur yi ñu jël rebond yi Ramata Dawa sax nekk deuxième meilleure marqueuse ci ginnaaw ak Traoré mi nga xam ne dugal na plus de 26 points ci jongante bi kon ni ñu koy defee saa su ne ci défense bi tamit gis nañ rebond yu baax kon 93 à 61 loolu muy juróom-ñeent fukk ak ñett juróom-benn fukk ak benn waaye match suba bi nag la ñëpp seen xel dem ci xam nga match boobu nag lu tax seen xel dem ci démb Sénégal ak Nigéria ci dañuy amal entraînement waa Sénégal da leen defe woon ñaari minutes waa Nigéria ñooy dugg ci terrain bi léegi nag gars yi xaw a jàppante foofu tegante dënn ba mu naroon indi xeex du métti te leneen lu koy indi mooy Sam Vincent mi yor waa Nigéria ñoom dañ ko équipe nationale du pays bi ko ñëw entraîné leen da ko dem yónni rek ci nga xam ne moo nekk adjoint te boobu Tafa Gueye tamit bokkoon na ci adjoint yi xam nga loolu dafa indi benn règlement de compte wala leen liñ ko mën a doore mais jigéen ñi ne ñoom pare nañ ci suba ndax loolu bataille psychologique la kon suba fekk première place bi la ñuy xool diggante Sénégal ak Nigéria kan moo koy gagné pour ne nag ndax ñu ku ci ne ci ñoom ñaar am na 4 match 4 victoire mais Nigéria moo xaw a raw ci nombre de paniers yi nga xam ne dugal na ko ndax ñoom ñoo doon joué léegi gañe yu lépp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa Guinée 106 la ñu am Guinée am 33. Pape Fara mën nañu wax ni jongante bi du yomb de diggante Sénégal ak Nigéria bu ñu xoolee taxawaayu ñaari équipe yi. waaw suñ ko xoolee te tamit xam nga lan moo tax. en 2015 Sénégal xam nga jël na champion ci Afrobasket bi mais am na ñaari défaite Angola da ko gagné Nigéria gagné ko Sénégal daal di ñëw jël coupe de seen kaw bii tamit ñu ñëw soo xoolee Nigérian yi ay xale la ñu ba pare am lu physique bu baax tamit am nañ ay njël mais Sénégal ñu xoolee expérience tamit dañ koy joué ci biir premier yi maanaam 3 points yenn saa yi xaw a métti dinañ jaawal daal di sànni bi ñu amee adresse ci mel ni Oumou Khayri Jojo ak ci Traoré su ñu amee adresse rek dina baax surtout nag ci défense bi ñu jël rebond yu défense bi ak offensive bi yaakaar naa dinañ ko war a mën a jëm dina nekk match bu neex bi ñëpp di xaar 20h45 lay doon suba. ma ngoog Pape Fara ñi ngi ñu di ko jaajëfal laata ñuy tàggatoo sax ñu ànd xoolaat bu baax a baax match boobee ni ma ko waxee diggante Sénégal ak Égypte la woon Sénégal am ndam ci kaw Égypte juróom-ñeent fukki poñ ak ñett Égypte am juróom-benn fukki poñ ak benn ñu ànd ci ba tey ak Pape Fara ñi ngi ca réew Mali. fanweeri poñ ak ñaar lañu leen rawee ñi di gaynde yu jigéen yi ci tàmbali bi ba njeexantal bi ñu dominer égyptienne yi seen intérieur yi nag imposé seen jeu. champion d'Afrique jël ay rebond yu bëree bëri ci match bu métti woon lool. match tey benn match yombul fii Coupe d'Afrique la lenn la ñuy xëccoo donc benn match yombul. match bi mais yombul woon xamoon nañu match yi amatul bu yomb joué nañoo ak ñoom ba troisième quart-temps ñoo ngi doon tenir bu baax a baax Égypte équipe bu mag la donc vraiment si quatrième quart-temps peut-être si lañ mën a def différence bi am bali à contre attaque daw creuser écart bi. dama wax ne tey def nañ match bu sérieux bu baax vraiment bëgg naa li nga xam ne noonu lañ doxalee. perte de balle yu bëri yi nag taxoon ba indil jafe-jafe équipe bu Sénégal loolu tax ba waa Égypte xawoon na dellu si tuuti ci match bi. il fallait éviter de perdre la balle en haut c'est une équipe qui part très vite. danoo waroon a moytu di perte li nga xam ne moo nekk bal yi suñuy def attaque équipe bu nga xam ne moo nekk bu Égypte yi day dem bu gaaw nag bu ñu chuté ñu daal di fexe jeune leen au rebond. derrière sinon c'est une équipe qui va très vite. gannaaw ba ñu jàppanteeg Nigéria ca entraînement ba ñu ngi xaar match bu métti ngir kan mooy jël place bu njëkk bi ci groupe bi. waaw kon Nigéria dina métti trop parce que xam nga rek. commenté nañu ñamante tuuti rek wante dina gën a neex ci terrain bi. Nigéria xam nañu du yomb parce que ay fii équipe bu baax a baax la nañu mën basket te dañoo physique tamit donc ñoom dañoo prêt ñu tamit nous serons prêts pour elle inchallah. Comme je l'ai dit, les matchs se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc voilà, c'est une équipe. match yi dañuy toppalante mais nuroowuñu Nigéria yi nag am nañ équipe bu baax a baax te wane nañ seen i preuve ñun tamit gëm nañ sunu bopp bu baax a baax su dee daal def nañ li nu mën dinañ génn ci match bi. assez important et je pense que si on joue à notre niveau on peut s'en sortir. 93 à 61 gaynde yu jigéen yi nag yeewu gannaaw ñaari match yu xaw a métti fi mu toll nii seen xel yëpp mu ngi ci match bi nga xam ne moo mujj ci poule bi. ñu war ci janoo ak Nigéria Pape Fara ñi ngi jaajëfal nañ la bu baax a baax sant leen yéen it fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ñi ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm ak programme yu télévision Futurs Médias.